asalaamaaleykum sunu mbokk yi yéen ñi ngeen xamante ni yéen doon ñu topp ci waxtaan yi ñu leen di defal tey jii nag ci samedi bi dañ leen a bëgg indil waxtaan boo xamante ni bokkul ak sunu chronique bi waxtaan bi ñu leen di indil tey ci samedi bi bu subaa incha allah ci kattanu sunu borom dinañu ñëw ci chronique bi comme niñ ko doon def ci dundu Cheikh Ahmadou Bamba ak ñi nga xamante ni ñooy ay njabootam waaye nag léegi-léegi dañu leen bu xew-xewu jamono dabee ñu dañuy dugg ci xew-xewu jamono boobu nag dañ ko bëgg a bàyyi tey jii ci samedi bi muy loi bu bees bi nga xamante ni nguuru Sénégal dugal na ko ci li nga xamante ni mooy code pénal modifié la loi 65-60 du 21 juillet 1965 bi indi le code pénal sénégalais code pénal nag bu ñu ko waxee mooy loi bi nga xamante ni ñetti infraction ñetti tooñ yi nga xamante ni moo am moo koy condamné muy contravention yi muy délit yi muy crime yi te délit wala contravention wala crime ak lu mu ci mën a doon rek bala moo am il faut nit ki koy def ñetti élément daanu ci kawam muy d'abord li muy def dafa fekk benn texte prévoir ko moo tax xaru kenn mënu koo condamner parce que xaru code pénal prévoiru ko kii de rey na boppam waaye moo tax itam donc il faut mu am élément légal texte boo xamante ni moo ko prévoir waaye mu am beneen élément boo xamante ni mooy ñaareelu élément boo xamante ni pour que benn infraction am muy doon li nga xamante ne l'infraction matérielle muy élément matériel bi muy nit ki mooy jóg def mbir wala ñu dimbali ko mu def mbir ñetteelu élément bi nga xamante ni mooy li nga xamante ni nit ki dafay tax élément boobu infraction bi am mooy li nga xamante ni nit ki da koy def ci tayeefam waaw mooy li ñuy wax élément intentionnel mu def ko ci tayeefam wala ñu pousse ko mu def ko wala ba mu koy def ñu arrêté wu ko lu dul ci coobareem muy ñetti éléments yi élément légal élément matériel élément intentionnel loolu nag mooy li nga xamante ni mooy organiser code pénal boobu nag nguur gi da koo changé ni dafa bëgg mu méngoo ak li nga xamante ni mooy xew-xewu jamono ji mooy li nga xamante ni moom la àddina bi yëpp di metti lu surtout réew yi nga xamante ni dañoo rëy comme Mali nga xam ni Mali ci superficie am rek ëpp na Sénégal lu mat fukki yoon parce que Mali mi ngi def 1,121,000 km². loolu armée lu mu dëgër il faut que mu am ñoo xamante ni dañoo dugg ci réew moomu pour lëmbaaji ko loolu moo am aussi au Niger xëy na sax Mauritanie parce que dañuy ay réew yu rëy bokkuñu ak Sénégal ba pare nag bokk ak frontière ay réew yoo xamante ne dañoo tas lu mel ne Libye ba fa Kadhafi jóge ba léegi nekkatuñ ci jàmm donc terrorisme boobu nga xamante ne aussi dafay attaquer réewu tubaab yi lu mel ne France ay nit ñoo xam ne duñu doon ay groupe armé mais dañuy doon benn nit ñëw attaqué du mel ne Burkina Faso nga xam ne dafa bokk frontière ak Mali ba pare Burkina Faso armée bi tollul loo xamante ne mën na aar frontière bi yëpp muy réew yoo xamante ne bokkuñu ak Sénégal ci superficie léegi nag Sénégal ci convention yi nga xamante ne moom la signé ak yeneen réew yu mag yi dañoo war a indi benn loi sur le terrorisme ngaa 2016 indi woon nañu loi sur le terrorisme mais lan mooy particularité loi bi nga xamante ne woote nañ ko bërki démb assemblée nationale ci mardi bi dafa am loo xamante ni moo particulier ndaxte li muy prévoir ni yëpp daanaka prévoir nañ ko 2016 waaye nguur gi daa profité dugal ci leneen loo xamante ne nag bokkul ak terrorisme te dinañ leen wax lan moo tax bokkul ak terrorisme dañoo jël li nga xamante ni mooy la notion de trouble à l'ordre public appel insurrectionnel ñu tëxañ ko ci biir loi bu bees bi loolu mooy lan mooy kenn koo xamante ni bokk nga ci opposition bi wala société civile bi booy manifester mun nañ la considérer comme terroriste yu dugal la ci condamnation yi nga xamante ni dafa gudd lool 5 ans 10 ans wala ñu tëj la sax sa giiru tund wala li nga xamante ni mooy garde à vue yi nga xamante ni moom la ñu war a def nit ki te yoon prévoir ko ni nit ki war nañ ko garde à vue 24 heures su fekkee procureur 24 heures la am su fekkee enquête bi leerul mën na koo prolonger ba beneen 24 heures muy 48 heures mais léegi bu fekkee da nga doon manifester ñu considéré comme terroriste léegi garde à vue bi juróom-ñetti fan la loolu nag mouvement des droits de l'homme yi opposition yi ak ñëpp nee nañu jaarul ci yoon effectivement
doon na loo xamante ne ñun ñi nga xamante ne ñoo jàng droit pénal muy suñu spécialité ñu am ci master ba am ci 3e cycle muy loo xamante ne xam nañ ne jaarul yoon. waaye nag li koy firndeel ni jaawul yoon bërki démb àjjuma bi au moment où Sénégal mi ngi voté loi bi le Niger dafa def la même loi pratiquement. loi boobu nga xamante ni Niger daf ko defoon nag dañoo tëj koo xamante ni comme nu mu tuddati sax Guy Marius Sagna ñu koy wax Salam Malam nga xamante ni dafa demoon Zinder di manifester contre la loi des finances bi République du Niger defoon en 2018 ñu jàpp ko ni dañ koy considérer comme quelqu'un boo xamante ni daf doon appeler woote à un mouvement insurrectionnel ñu arrêté waa ji 18 mois at ak juróom-benn weer avocat dem saisir bërki démb mu saisir la cour de justice de la CEDEAO bi nga xamante ni Sénégal ci la bokk te xam ngeen ni cour de justice de la CEDEAO ay traité la cour de justice de la CEDEAO moo ëpp doole même cour suprême bu Sénégal wala conseil constitutionnel bu Sénégal parce que moo nekk ci kaw li nga xamante ni mooy juridiction nationale yi. cour CEDEAO bërki démb nee na li nga xamante ne jàpp nañ ko waa ji nga xamante ne mooy Salam Malam di Niger muy 18 mois nee nañu loolu c'est illégal ndax mënoo jël loi dugal ci li nga xamante ni mooy appel à l'insurrection wala trouble à l'ordre public daal di tëj nit ki daal di koy bëgg tout simplement parce que bëgg nga ko noppi la wala bëgg nga ko éliminer loo donc dafa mel ne li nga xamante ni moom la société civile sénégalaise bi di wax di opposition bi cour de justice de la CEDEAO dëggal na ko bërki démb ni effectivement benn nguur amul droit jël li nga xamante ni mooy appel à l'insurrection la notion de trouble à l'ordre public nga xam ne yoon définir ko mu ni loolu amul droit di ko jël di ko dugal ci loi boo xamante ne dañuy considérer ñooñu comme des terroristes bërki dem la cour de justice de la CEDEAO moom la rendre contre le Niger ba pare condamne le Niger à payer à Salam Malam l'activiste 50 millions de dommages et d'intérêts et jox ko un délai de 3 mois pour wane preuve ni fay na ko ces 50 millions parce que détention bi ñu ko def pendant 18 mois c'est illégal c'est anticonstitutionnel c'est contre les lois c'est contre les droits de l'homme donc loolu bërki démb ci Niger day firndeel ni effectivement li nga xamante ne moom la société civile bi di wax sans parti pris sans bañ a bokk ak Macky Sall wala farak keneen effectivement ni ñu ko waxee nii dëgg la donc loolu daf ñuy indiwaat ci li nga xamante ne rek mooy xalaat bi nga xamante ni moom la ñuy wax toujours ne xalaat nañu ne en Afrique particulièrement aux sociétés sénégalaises li nga xamante ni mooy la violation des droits de l'homme dafa loo xamante ni lu dëgg la dafa xam ni aussi la souffrance humaine mooy universelle mais les droits de l'homme ils ont une vocation universelle mais yeggaguñu ci niveau boobu donc la souffrance humaine elle est universelle nit ñi souvent li ñuy wax dañ koy considérer comme des attitudes yoo xamante ni c'est lié à un engagement politique ou à un engagement de la société civile mais dafa doon en fait loo xamante ne réewu Afrique yi amuñu possibilité amuñu droit tey jii fi ñu toll ci démocratie ci liberté ñuy jël loo xamante ne dañ koy teg ci ñi nga xamante ne d'accord ñu ak nguur gi nañu trouver ay espaces yoo xamante ne opposition comme pouvoir sur les questions majeures yi nga xamante ne mooy engagé Sénégal dinañu mën a toog waxtaan même su fekkee en dernière analyse président de la République moom mooy jël décision parce que moom la ñu fal mais nañu trouver ay espaces yoo xamante ni nit ñi dinañu mën a waxtaan boo xamante ni day sincère waxtaan boo xamante ni li koy lal rek mooy li nga xamante ni mooy intérêt Sénégal parce que Sénégal 16 millions d'habitants la muy réew moo xamante ne war na yomba yor te war na neex a yor waaye 16 millions d'habitants yooyu ba léegi rek ñu ngi ci njàqare ak ay difficultés ce qui n'est pas normal parce que li ñuy wax rek il faut que ñu changer système bi beneen affaire bu grave bi nga xamante ne ñuy layal loi bi ñu wax ko mooy déclaration bu grave bi nga xamante ne Cheikh Tidiane Gadio def na ko mais wëy jot na information comme quoi terroristes yi seen objectif mooy li nga xamante ne mooy xabru Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul yaakaaru jaam yi ak suñu maam Limaamu Laay al-Mahdi mu choisir ñaari ville ci communication mooy la première ville du Sénégal muy Dakar fi nga xamante ne suñu maam Limaamu Laay fi la tëdd dandal géej gi keroog suñu maam Limaamu Laay bi muy dox ba yegg fi nga xamante ne mooy armeelu beesu Dakar yi du woon ay armeel mu ne leen jamono ngi ñëw ñu bari fii la ñuy tëdd tey jii mooy armeelu baax yooyu Dakar góoru yàlla yu baax yooyu sëñ Touba ak liggéey bi mu liggéey l'islam nga bëgg a lewal sa loi léegi nga évoqué ko pour ñun ngay
bës suñu pas-pas loolu du jàll. loolu du jàll bëgg torpiller suñu pas-pas ci Cheikh Ahmadou Bamba ak suñu maam ki nga xamante ne mooy Limaamu Laay ak suñu maam yu baax yëpp suñu maam El Hadji Malick Sy suñu maam Bou Kounta Ndiassane ñoom ñëpp liggéey bu baax bi ñu def suñu maam Cheikh Omar Foutiyou Tall fii ci Sénégal nga dem sa communication del yooyu pour indil ko loi bi nañu bàyyi suñu góor yu baax yi ñu tëdd fa ñu tëdd gannaaw ba ñu liggéeyee l'islam ba pare ñoom ñuy wax seen waxu bopp bu ñuy politique nañu def seen politique parce que ñoom li ñuy wax tey bu ëllëgee ñu weddi ko te sunu maam yi dañoo liggéeyal Sénégal sunu mbokk yi lii moo taxoon tey ñun lañ leen indil seen spécial intervention bi ci samedi bi pour delluwaat affaire yi en règle pour ñu comprendre li nga xamante ni mooy les enjeux du moment jërë ngeen jëf di leen gërëm nag di leen jox rendez-vous ba beneen yoon incha allah xam naa ne dimanche bi ñu continuer rek sunu li nga xamante ne rek moom lañ leen doon defal muy sunu chronique yi jërë ngeen jëf.